wàllu dëkkuwaay ak Dieynaba Seydou Ba pour gagner du temps puisqu'on a beaucoup d'invités et puis on a préparé beaucoup de sujets pour vous bu ko defee ngeen mën cee sukkandiku mu jëriñ leen wàllu dëkkuwaay nag dañuy jëm ci organisation wu tabax ak ñi ñi teg ci supervision yeeg yooyu ba mën nañ leen woowee sax police wàllu tabax fii. tout à fait Pape Cheikh lu waral li ni mel mooy xam nga ne fan yëpp dañuy nemmeeku ne am na ay bâtiment yu bëri yuy daanu rawatina nag ci ay dëkk yu mel ni Médina juste pour rappeler ne Médina am na yenn bâtiment yu vétustes yoo xamante ne dañ ko war a daaneel carrément pour mën ko tabaxaat peut-être yenn yi luñ koy mën a moytandikoo mooy daal di topp li nga xamante ne moom mooy norme ci wàllum tabax norme yooyu ci wàllum tabax gannaaw yow mi di tabax boo ko respecté wala nga ñàkk ko respecté dafa am la ñu duppee inspection générale des bâtiments mi nekk ci dalab jëriñ yu denk wàllum logement wàllum urbanisme ak wàllu hygiène donc public foofee la bànkaasu ñoom ñu def liggéey bu am solo seen liggéey nag mooy dem saytu li nga xamante ni moom mooy bâtiment yi ñuy tabax xool ndax ñi ngi ci norme wala nekkul ci norme ci loolu nag dañ ciy ànd kenn ci inspecteurs yi Jonas Biagui lay wuyoo ñu seetaan ko ñëwaat. maanaam direction la bi nekk ci biir ministère de l'urbanisme liggéeyam mooy assurer li ñuy wax la police de l'urbanisme maanaam ñu ñoo yore contrôler ñiy tabax ba xam est-ce que seen kayit yi mat na mbaam déet réew boo gis am nay loi occupation du terrain il faut que lépp daal ñu organiser ko teg ko ci loi pour développement bi mën a dem nu mu waree c'est un peu ça donc autorisation de construire balaa ngay tabax il faut que autorité administrative yi xam lan ngay tabax te noo koy tabaxee tam li nga tabax ba pare normalement balaa ngay commencer di dëkk mbaa balaa ngay utiliser bâtiment bi bu dee c'est un bâtiment usage commercial mais war nga demander li ñuy wax certificat de conformité te certificat de conformité boobu nag ay agents assermentés ñoom ñooy ñëw contrôler pour xool est-ce que li nga tabax ni méngoo na ak voilà ak plan bi bi ñu la may pour nga tabax. tey de comme décret bi génn na donc autorisation de construire amul excuse que nit mën a tabax sans autorisation de construire kon problème bi réglé na. léegi nag koo xam ne day tabax sans autorisation de construire effectivement kooku infraction la def agent de constat yi agent de constatation mooy man UGB mbaa DSCOS mën nañu ñëw contrôler ubbi kii procédure. mais naka ngeen di defee contrôle yi est-ce que yenn saa yi day nekk ay dénonciation peut-être anonyme wala da ngeen di def ay brigade di wër peut-être région bi pour xool un peu comment ça se passe. non loolu yëpp am na ci léeg-léeg c'est des dénonciations anonymes effectivement léeg-léeg ñun tam ñooy déplacer sur le terrain comme ça ay visites inopinées ay visites yoo xam ne daal ñu tàggoo kenn dañuy ñëw rek contrôler gis sa chantier taxaw présenté wu. parce que nous sommes des agents assermentés dañuy présenter suñu carte def suñu liggéey laaj la lu ñu la war a laaj maanaam autorisation de construire ak yeneen documents yi parce que du caageen autorisation de construire la kese man UGB su may contrôler chantier autorisation de construire dëgg la mooy premier papier bi may laaj mais bu ma ci paree ma laaj la plan de fondation ma laaj la plan de béton armé loolu yëpp dañu koy laaj waaw parce que kër gi ngay tabax il faut que kër googu dëgër il faut que mu wóor ñu nii kër gi daal du daanu ci kaw nit ñi ba ay bakkan rot ci et surtout tam beneen kayit boo xam ne boobu ça pose trop de problème aux gens mooy kii l'assurance tout risque chantier. voilà Jonas Biagui xam-xamam màcc na ci wàllu dëkkuwaay tabax ak règlement yi ñu ci teg mu ko doon expliquer xam naa dina ko yaatal suba ci sama kër mais lii junj la boo xamante ni mën na jëriñ ñiy tabax ak ñi yëngu ci wàllu dëkkuwaay. waaw ñiy tabax dañoo war a xam ne dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di contrôler te ñi leen di contrôler c'est soit DSCOS la wala inspection générale des bâtiments li tax mu am solo mooy mbir buñ ci nekkee di ci liggéey surtout lu jëm ci wàllum bâtiment nga xamante ne en un clic mën na yàq lu bëri mën na aussi daal di ay rey doomu aadama donc il faut ñu am benn contrôle bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir Pape Cheikh leneen li moom mooy ñoom agent yi bu ñuy ñëw duñu tàggoo
saa su ne mun nañu rek daal di taxaw ci chantier daal di présenter wu pour mën a def li nga xamante ni moom mooy contrôle yi te seen liggéey li ci gën a métti mooy yenn saa yi dañuy dem ci chantier yi mais duñu fa fekk chef de chantier donc ils sont obligés de venir et bëriwuñu torop au niveau donc du ministère donc de l'habitat et de l'urbanisme tax seen liggéey métti na torop sànq ñu ngi koy dégg mu ne bu ñu yegsee ci li nga xamante ni moom mooy bâtiment bi dañuy laajte plan de fondation Pape Cheikh est-ce que xam nga ne bu ñuy def autorisation de construire ki nga xamante ni moom mooy architecte bi dafay def plan yi def li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum liggéey ba mu war a def pour ñu mën ko délivrer autorisation de construire parce que yenn saay yow di nga am bëgg autorisation de construire mu yéex mais fan lay amee jafe-jafe mooy architecte bi day def benn liggéey boo xamante ni dañ koy bloquer au niveau donc du ministère de l'urbanisme tant que defaraatu ko duñ ko mën a def duñ la mën a jox kon autorisation bi donc am na yenn liggéey yu bëri yoo xamante ni c'est très très important na ko nit yi bàyyi xel lu ci mel ni plan de fondation lu ci mel ni plan de béton que mu nekk kuy tabax immeuble wala mu nekk koo xamante ni day tabax kër kese loolu il faut nga am ko parce que inspecteurs yi bu ñu ñëwee dinañ la laaj naam sa autorisation de construire mais aussi dinañ la laaj sa plan de fondation laaj la sa plan béton parce que ci plan béton boobu noonu ci la ñuy xam par exemple ndax yow immeuble yow bi ngay tabax wala kër bi ngay tabax est-ce que yow fondation bi dina ko attan wala est-ce que plan béton bi nga ci def donc dëgër bi tax kon voilà dina mën a téye kër gi donc bu ñu ñëwee rek nañ ko préparer jox leen kayit yooyu nga xamante ni moom rek la ñuy laaj donc kayit yooyu dañ koy joxe ay kayitu plan de béton ay kayitu plan de béton plan de fondation parce que voilà c'est important loolu c'est au niveau donc des architectes et ñi nga xamante ñoom ñoo nekk génie civil xam nga ñi nekk génie civil généralement c'est des conducteurs de travaux maanaam tey bu nekkee nit yi ñi ngi tabax ñoom ñooy ñëw pour def suivi donc de chantier yenn saa yi nga gis kenn ku nekk ci génie civil day ñëw sonde pour xool ndax bâtiment bi dëgër na wala dëgërul donc yooyu yëpp danañ ko ci war a bàyyi xel mais mu nekk man wala mu nekk peut-être keneen bu ñuy tabax duñ ciy bàyyi xel torop te c'est très très important ñu am ko. On considère souvent ces choses comme détails alors que du détail ça a son importance ci tabax. loolu mën na tax boo ko ñàkkee mën na tax ñu arrêter sa chantier ba pare nag bu nekkee indiwoo kayit yi mën nañ ko toj. donc ça veut dire que tu prends de l'argent tu jettes ça par la fenêtre donc vaut mieux li nga war a def ci wàllum këyit ci wàllum tabax pour nga mën a nekk en règle nga def ko pour mën a moytandiku lu jëm nag ci lu mel ni DSCOS parce que waa DSCOS am nañu donc pouvoir bu ñu la laajee loolu yëpp joxoo leen ko wala bu nekkee da nga tabax loo war a tabax ñoom am nañu pouvoir daal di koy toj te duñu sax xaar li nga xamante ni moom mooy arrêté donc yooyu yëpp c'est important nit yi di ko xam bu ñuy rek daal di tabax leneen tamit Pape Cheikh mooy lu jëm ci wàllum certificat de conformité maa ngi la ko doon wax sànq certificat de conformité moom mooy yow boo tabaxee ba pare da ngay dem wuti certificat de conformité mooy lan loolu moom mooy këyit bi lay wan ne plan yi ni ko architecte bi defee ba noppi yow noonu nga ko suivre parce que ku ci mel ni Oustaz Pape Hann tey mën na am certificat mën na am autorisation de construire ñu ne ko d'accord mën nga construire parce que ci biir autorisation de construire bi dañ lay laaj li nga xamante ni moom mooy plan wu kër gi léegi ñu autoriser ko ba pare moom Oustaz Pape Hann mu jël na mu ko neexee mu tabax kër gi def ay modification wala mu am yenn affaire yu mu ci def donc loolu yoon da koy tere parce que yow li nga bind li nga def ci plan bi tax ñu jox la autorisation de construire loolu nga war a respecter pour kon ñu mën laa bàyyi mais. boo waree modifier kon nooy def. boo waree modifier da ngay dem wuti beneen autorisation de construire. parce que nit yi li ñu xamul mooy. keroog maa ngi ci doon waxtaan ak sama benn xarit mu ne dafay am lenn lu muy modifier ci kaw terrasse am nee na waa mairie bi ñëw. man ko c'est normal ñu ñëw parce que booy modifier da ngay dem wuti autorisation de construire autorisation de construire boobu dafa am chemin bu muy jaar te mairie bi ci la bokk parce que mairie ñoom ñooy signer autorisation de construire yi léegi génne nañ benn loi boo xamante ni bu mairie yéexee na signer préfet bi wala sous-préfet bi maanaam autorité territoriale moom mën na signer donc autorisation de construire loolu yàggul ba ko président Macky Sall kon signer ci wàllum décret mais certificat de conformité loolu il faut que nit yi di ko am maanaam il faut que nit yi bu ñuy tabax ñuy respecter li nga xamante ni moom mooy plan bi ñu rek daal di joxe ba ñu mën leen a jox kon autorisation de construire bi bu ñu ko deful mën nañu toj seen bâtiment pour ñu defaraat ko te comme sànq ni mu ko waxee dafa mel ni Oustaz Pape Hann mu jël ay millions yu bëri rek sànni ko ci fenêtre bi donc nañ ko moytandiku bu baax a baax Pape Cheikh
mu ngoog très clair ah. tabax moom wala loo gis rek yoon la. waaw tey def lii yoon tamit ci jaamu yàlla la. jaamu yàlla du jullee ko woor rek. mais bu ay règlement tegoo ci dëkk wala ci mbir jéem koo respecté rek te jaar fa. te bañ sax di jaar ci suuf di wut ay bralo boole maa kuy liggéeyu domaine mu dimbali ma am kayit gi. te respecté wu ma ko xam nga yoo fi am. moo bari ñu dafay doxinu jamono. waaw waaye bëgg maa xam lii wala xaw ma lii loolu moom la Seydina Muhammad wax ni sallallahu alayhi wa sallam ne siiroo sayra zamani. waaw dox leen seen doxinu jamono. waaw dox leen seen doxinu jamono. waaw te xubbul watani minal iman. bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla. waaw da ci am réew yoo xam ni boo seeni tabax dafa am harmonie. am na ci réew yoo xam ne boo duggee ci réew ma tabax yi rek moo lay boo nekkul ci réew ma sax boo gisee nataal wala portale dëkk yooyu rek da ngay xam ni dëkk sàngam la. parce que seen tabax yëpp muy Dubaï Hollande dëkk tubaab yi bëri dëkku naar yi voilà. dañu nuroo ni mu xonkee na mu nduróowee booy dugg ci dëkk bi rek sa xol day waaye boo wàccee Yoof ko ñu ñoom Assane ngay gis kër yu def nii kër yu def ne kër yu def nii kër yu def nii kër yu def nii kër yu naan nii non Sénégal dañoo neex kër yu def nii fii Dakar rek ngay dëkk wala Sénégal da ngay gis yow nga am kër gu toll nii keneen tabax kër gu toll nii ba pare def la balcon nii maanaam toi tu n'as même pas d'air donc manque d'organisation boobu noonu baaxul. mais pourtant loolu yëpp ngay wax mi ngi tënku ci code de la construction. loolu yëpp mi ngi tënku ci code de la construction ci li nga wax rek. voilà c'est ça. bàyyiwu ma si xel. mais dama la li ngay wax nii. dëgg la di. Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa tere. nee na boo amee sa dëkkandoo. c'est pas normal. Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne boo amee sa dëkkandoo. boo bëggee même yow dëkk sax day am code kër yëpp bu ngeen tabaxee ba tolloo soo bëggee yëkkati beneen niveau demal si moom nga tàggu ko. ñu ne ko lu tax mu ne parce que boo yëkkee beneen niveau ngelaw la daan ñëw ak péex ma semaine nga fattu ko ba tey ji amatu ko loolu àq la bu ko mais normalement mais normalement sax ci tabax mais normalement sax ci tabax yow waroo sax jël sa mur ak sa muru dëkkandoo mu takkale dafa par exemple yow booy tabax da nga war a am benn marge boo xamante ne da nga koy bàyyi da nga koy moom lépp la réglé donc lépp la réglé tout est dans le code de la construction réglé àdduna bi réglé na àdduna bu yàgg yii xew nii moom réglé na ko y a des siècles derrière bu yàgg sallallahu alayhi wa sallam lay tabax bi sax dafa metti dañ la sotti xeer dañ la sotti suuf. xam nga loolu day ñëw si àqu dëkkandoo daf lay wax ne la soo toggee mu wër na li ngay togg xeeñ na sa dëkkandoo boo yekkee balaa ngaa yekkal sa waa kër yekkalal sa dëkkandoo ndax àqu xet gi ma dëkkandoo doon togg suufu kànja kon loolu lañ siy déggee mooy dëkkandoo dañ koy fonk da ngay gis koo xamante ni li Pape Cheikh wax da lay ëpp doole ñëw miir sa kaw miiraat sa kaw miir tàngoor di la bëgg rek moom yoonam new si te fekk la mu lay xañ si ngelaw ak péex loolu àq la ba nga xamante ni ëllëg daf koy layoo kon àqu dëkkandoo dafa mais gis naa barki démb koo xamante ni ñoom ñaar seen kër yi dafa dend muy toj këram tojaale miiru dëkkandoo donc te kooku su ko neexee mun na dem au niveau donc d'Escos dem réclamer ñoom dinañu daal di dawal yoon. voilà mais merci ma Diène. mais merci on va te retrouver demain. Inch'Allah. Je suis sage à ma place. À 14h30 il y aura des invités là. Oui. Sur ta chaîne donc ce qui veut dire qu'on peut te libérer. Ben oui bien sûr. Tu retournes à ton bureau et vaquer à tes occupations. waaw surtout que dañuy démonter Libidor. voilà qui non doit seulement passer. yéen a ngi monter Libidor yéen a ngi préparer forum bi lancement site bi donc du coup tu n'auras pas assez de temps de rester avec nous. Mais on peut c'est dommage, j'ai déjà les larmes aux yeux parce que bon je voulais te faire un câlin de revoir comme ça on se retrouve déjà lundi. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir mais j'ai dit au revoir. Ce n'est qu'un au revoir franchement. mais doon sama sago di toog dafa am solo moo tax da ko def rek mënu ci tegaat leneen fi mu ne bu toogoon ci émission bi itam mënutul waxaat lu gën a important li mu wax ba pare voilà moo tax ñu bëgg mu dem rek ce n'est qu'un au revoir en tout cas dañ ko siy félicité moom kay mënu ci tegaat dara waaw dañ koy félicité rek parce que saa yu ñëwee andi ci la nga xamante ni ñu wax léegi li taa sëkka ci naan aka jongama aka rafet mu ngi wax léegi waxu sécurité. waaw te kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assane dafa garaaw. dafa ne fi mu ne dafa bëgg jenn ba boole ko ci coopérative d'habitat yi kenn du dégg. mais kay ma coopérative yi léegi dañuy natt de est-ce que yi ngeen loolu. beneen rubrique la. ci coopérative bi la bëgg a duggee. mun naa la waatal ni ñaatam dina def ci wax lii mu wax. Adja Bessel dina def
Assane du ci wax lii mu wax. ni nga xam ne Assane Mado dina def du ci wax lii man nag manka la ma jàppee. léegi xam nga nu ñuy def. ah bokk nga coopérative. waaw kay sama carte d'identité bàyyil sa carte d'identité sa poche kii yow bàyyil sa carte d'identité sa poche coopérative bi fotol livre bi may waaj a bind Assane la tudd. dama ko miin na ma ko. léegi si sécurité bâtiment laa doon wax ma ne kenn du Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw dafa ne toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum mu gëj ñetti yoon mu ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min qiila man ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bu daan wax rek saxaaba yi dañ nekkaan ku moom wax boobu kii de gëmul yàlla kii de amul sécurité kii de nekkul si kaaraange ñu ne ko kan mu ne kii nga xamante ne nii ay dëkkandoo muccuñu si ay ayam tey jii boo jëlee sa bâtiment yëkkati fatte sa bët dëkkandoo ba tey jii nii dem mu amal benn dent contre yow di la xoole benn bët boo nekkee sa musiba doo ko gaaw a gis kon yow nekkoo ci sécurité dañuy bàyyi xel dëkkandoo yi di leen sóor si lépp la nga xamante ne mu nekk ndax lu mën a xew balaa mbokk ñëw dëkkandoo moo fay dañ wax ne aljaaru qabla daar balaa ngaa tabax kër seetal say dëkkandoo ba voilà merci en tout cas merci Pape Cheikh. Bah, juste pour terminer wax ne ne ñi ngi liggéey aussi ci benn coopérative boo xamante ni dañoo amoon ay jafe-jafe maanaam dañ leen a naxoon ci wàllum suuf ñoom itamit ñu tënku léegi ci benn coopérative di def nag tabax ay kër yu am solo toll ci 12 000 membres c'est normal de montrer ay jafe-jafe mais aussi ay coopératives yu arrivé aussi à disons fédéré li nga xamante ni moom mooy liggéey bi autour de il faut aussi en parler loolu incha allah ci beneen émission sama kër la mais peut-être avant may dem remercier bu baax a baax Bamba mon frère Bamba Couture donc pour la belle tenue tey def ma ne jàmm la paix donc c'est le blanc mun ngeen ko jot ci 77 419 32 32 donc pour les belles tenues yi nga xamante c'est des tenues relax merci à toi mon frère pour donc de m'embellir donc tous les vendredis. de m'embellir de m'embellir tous les vendredis man daal bu doon tubaab dañuy tànn li nga bëgg ñu làkk ko tubaab rek ngay làkk. c'est vrai. waaw tu le làkk bien quand même. voilà tu le làkk. oui nga bàyyi ma yem ci wolof bi rek. waaw wóorul ah xam nga sama juróom-ñetti waxtu jot na ci studio Eva Mbaye daf may dundal. bi lay nderek bi xaw ma fu ñu jëm ak moom. ressources extractives. ay ressources extractives. dama koy déglu RFM matin benn jour mu nekk ressource ma envoyé ko message naka lii wax ko si wolof. génn ba ne non lu génn ba wax ne sa taay jël nga génn ba. Oustaz yaa ngi feeñ. non déedéet. Bon, merci. On va faire une course ak montre.